asalaamaaleykum amati mbégte ànd ak yéen ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës kilifa bu mouvement Y'en a marre bàyyi nañ ko mu dem toppeetuñu ko dara moom activiste bi tey jii la procès bi jeex fële ca diwaan bu Kaolack. SAES di syndicat bi ëmb ñiy jàngale ci daara yu kawe yi bokk fële ci université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass jël nañu dogal ajandi cours yi fi lekk jëmmi jamono ñoom professeurs yi li ñuy naqarlu mooy yenn ci ay étudiants ni ñu duggee ci seeni bureau saaxee ko ci seen manifestation bi ñu doon amal ñu ne nag administration bi na def liggéeyam ci mbir moomule. nappkat yi nekk fële ca Lompoul région bu Louga dañoo tàyyi sonn nañu ndax ay bateau ñooy ñëw foofule ci seen i waax di jël lépp lu fa nekk te duñu wàccoo benn yoon ak code de la pêche rax ci dolli dañuy yàq seen i jumtukaay te daanaka dara du leen ca fekk. beneen ponk ci xibaar yi daanaka fit ya demoon dellu si nañu Abdoulaye Mbaye Peex ak Serigne Modou Bara Dolly Mbacké jamono ji dara dalu leen ginnaaw accident bi ñu defoon démb ca Matam ci tournée président Macky Sall lañu bokk. xibaaru tàggat yaram tam dinañ ko waxtaanee ak Euro 2021 ñu waxtaanee waat ndaje yamoon démb rawatina diggante Allemagne ak France mi jël raw gàddu gi benn bal ci dara dinañ ci ànd ci kanam tuuti ak Marcel Farba Maroun loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaraatee ba noppi mbokki xibaar yi dañ koy door rek mbirum kilifa bu mouvement Y'en a marre moom dañ ko relaxé maanaam toppeetuñu ko dara ñu bàyyi ko ginnaaw àtteem bi doon am fële ca tribunal flagrant délit ba ca Kaolack moom kilifa dañ ko doon toppee ay kàddu yu àndut ak worma mu jëmale ko ci ab agent waaye it mbirum fippu yëf yaa ngi xewee woon ca manifestation bi prestataire yu Senelec yi doon amal semaine bee weesu fële ca diwaanu Kaolack procureur bi mi ngi sàkku woon daanaka benn atu kaso boo xam ne duñ ko tëj kilifa di mouvement bokk ci mouvement Y'en a marre ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumal ci ñi ñu faatoon fële ca Boffa Bayotte atum 2018 rawatina kii di René Capain Bassène ñoom nag liñ doon sàkk muy bàyyub nëgandiku àttekat bi gàntal na leen ko bu ñu sukkandikoo kon ci xibaar yi ñu jot tey jile. fële ca Kaolack université université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass xam ngeen ni étudiants yi dañ doon jàmmarloog takk der yi démb ndax li ñu doon sàkku ñu defal leen ko rax ca dolli dañoo dugg ca bureau professeur yi daal di koy saaxee SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara ju kawe ji fare foofule ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax tax ñu jël dogal ne dootuñu defati cours fii lekk jëmmi jamono teg ci administration na def kéem kàttanam ngir fexe ba professeur yi fay ñëw seenu kaaraange daal di mot sëkk Ibrahima Diame Fally Gueye ca Kaolack. ay climatiseur yu wadd ci suuf ay vitre yu ñu rajaxe ay bureau yu jaxasoo ay xeer ak ay morceau grenade lacrymogène yu explosé ak ay tuyau ndox yu toj di walangaan li la jàmmarloo bi dox diggante étudiants yeeg police yi jur niki démb kon ci bureau professeur yi. waaw gis ngeen ko yàq nañu bureau yi yàq nañ climatisation bi yàq nañ lu leen neex daal ki def nañ ko waaw. robinet yeeg xëcc lépp luñ mën a yàq daal yàq nañ ko waaw te moo xam ne la. waa SAES nag jàpp ne lii ñàkkum karange bu jéggi dayo la ñu ciy woon nag ñii di administration université USSEN di ñaaxaale itam seeni naataango ñu res seeni kër ba jëmmi jamono. li ñu gis nii dafa dalul xel ndax lii gis ngeen li fi xew yéen a ko seetal seen bopp yàlla tere bu fi nit nekkoon lan mooy xew ëllëg kon fi mu ne ñun sunu kaaraange dafa sooxe. moo tax ñu ngi woo sunu collègue yëpp ku ci ne na toog sa kër administration bi it na jël ay matuwaayam ba lii bañ a ñëwaat ndax lii nii wóorul ci kenn donc ñun dañuy woo sunu collègue yëpp ñu nañ ku ne na toog sa kër ba situation bi change ba mu leer bu leeree ñu door a ñëwaat def sunu liggéey waaye tant que leerut nag mënuñoo ñëwati di taxaw fii di def leneen ndax bëgguñu jël benn risque
waaw ndax ay boromi njaboot lañ ay boromi kër lañ te lii kenn xamut ëllëg fan la jëm. li ni mel nag mu ngi am bi nga xamee ni étudiants yi namoon nañ amal doxum ñaxtu ci kaw route nationale bi policiers yi ne du ci dal ginnaaw dégâts matériels yi am na itam ay étudiants yu bëri yu ci jëlee ay gaañu te ñu ngi tëdd l'hôpital. ca Kédougou moom syndicat démocratique bi ëmb ñuy liggéeyee ca kër docteur ñoo doon amal ab doxub ñaxtu bokk na ci li leen naqari nee nañu benn projet ngir jël ay liggéeykat te innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique de ISMEA taxawal ko ñu ne daal dañ leen cee boolewul benn yoon ñu koy naqarlu ñu ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum paj mi wér-gu-yaram askan wi moom képp lañ ciy joxoñ baaram tuuma am na benn mémorandum maanaam ay këyit yu ñu tënk seeni jafe-jafe jébbal ko préfet ba foofa Souleymane Ngom moom mooy secrétaire général adjoint bu SUTSAS foofu dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diabakhate. tey y a un projet bu ñuy wax Ami ISMEA comme ni ko kii waxee woon Diop dafa di projet boo xam ne dafay recruter mais dafay tàmm ñu muy recruter te wàllum paj je pense que bu tàmm amee rek day metti parce que Kédougou a ses réalités donc kuy ñëw di la dimbali aussi dimbali mbaax na waaye dafa war a xool tamit li xam ne mooy réalité dëkk bi mu contextualiser ko mu dund ak loolu parce que ak recrutement boobu am si Ami ISMEA gisuñu si ñu ñuy wax assistant infirmier gisuñu si aussi ñi ñuy wax personnel communautaire bi donc loolu lépp tamit ñooñu dañuy contribuer sur si wàllum wér-gu-yaramu askan bi bu loolu weesoo aussi dañu gis ne hôpital régional bu bees bii dafay teew tijji te lu bees loo xam ne ci Kédougou la donc rafetoon na wala jaadu woon na bu ñuy recruter ñu laaj ñi xam ne ñoo sur place wala ñu favoriser ñi xam ne ñoo fi nekk pendant des années sans ndàmpaay te ñu ngi liggéey yàgg fi def ay fukki at wala juróomi at. waa kër docteur tamit yu Jumada nekk ci région bu Kaffrine am nañu ay tawat ndax ñaare salle d'accouchement ba fa soxna yi di muccee moom la ñu def it salle d'hospitalisation infirmière ba moom yenn saay dafay jël bureau ba mu war a liggéeyee di ko bokk ak sage-femme bi bu waree def ay consultation askan wa ba fare foofu la ñu bëgg mooy ñu tabaxal leen ab poste de santé waaye it ay yoon yu baax ngir bu ñu amee ay malade ñu mën leen a yóbbu ci jàmm te seen bakken du nekk ci xottu gerte ñu yëkkati kàddu yooyu ginnaaw bañ leen di jox ab ambulance reportage Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp. laata loolu poste santé bu Jumada bokk ci commune bu Ñibi ay jafe-jafe yu tar lañ leen jànkonteel ngir rawale malade ci hôpital bu Kaffrine. da ngay taxawal malade war ko transféré Kaffrine mu yore métitam pour nga évacuer ko fu ne da nga fay woote ngay woote Ñibi ñu ni ñoom dañuy évacuer nga woote Gouloukoum jot ngeen même chose. boobu am nañ fi femme boo xamante ni si dañ ko doon évacuer da doon saigner léegi ñu woote ambulance bu Ñibi nga xam ne moo ñu gën a jege keroog biñ ko oowee dafa nekk ci yoon bi di évacuer malaatam malade bi dañ fay nekk ak moom di ko jàppale ba xaar ba ambulance wu Ñibi ñëw ci lañ ko référé mu dem fee Kaffrine population mi ngi nekk ci 1303 mooy population bi. waaye mu mel ni loolu am na lu ci tegeeku gannaaw bi nga xam ne ab doomu gox ba moo leen jagleel ab ambulance bu yees terewut nag nguur gi war a gën a fexe ba yoon yi jàkk ngir ambulance bi mën a gudd fan ma dul sàkku teefu honorable député bii di Ami Ndiaye dëkk ci commune bu Ñibi. gis na sama plaidoirie yi fële ci assemblée nationale ma ne ko monsieur le ministre bëgg nañ ay yoon waaye yoon yooyu ma tànn ci Jumada ak Ñibi matul 7 kilomètres te yoon woowu yoon la wu am solo plaidoirie fa yoonu Këwoon Mbos Mbirkilaan ba Ñibi ba jàll Daaru Salaam bokki barga bu sëñ Sidi Abdoul Ahad waaye nag tamit président de la république gën ñu cee jàppale mu mën a am parce que lu war la. ambulance bu mel nag dina gën a yombal liggéey poste santé bu Jumada dina leen teggil coono rawatina nag ci hôpital niveau 2 bi leen di teeru mu nekk ngëneel ci askan wi. ni mu koy defee bés bu nekk ministère de la santé génne na bilan bu mujj ci mbas mi fii ci Sénégal amul benn nit bu faatu ci benn bés bu mujj bi lee ñi amee jàngoro bi nag toll nañu ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett dooleeku ci lim bi fi amoon ba noppi test yi daanaka ëpp na junni ak juróom-benn téeméer ñi sonn loolu ba nekk Sowétas toll nañ ci juróom-ñett am na fanweeri nit yu ñu xool seen wér-gu-yaram jàpp ni wér nañu ba ñu bàyyi leen ñu dem seen kër fële ca Lompoul-sur-Mer nappkat ya fa nekk dañoo mer bay futtu ndax ay bateau ñoom ñooy ñëw foofu ci seen waax yi jël lépp la fa nekk yóbbu ko yamuñu ca ndax yenn saa yi ñoom nappkat yi nekk foofu seeni matériel jumtukaay yi dañ koy yàq te dara du leen ca fekk nee nañu reportage Thierno Fall ca Lompoul-sur-Mer. ndaw ñi fekk baax fii ci Lompoul te yëngu ci wàllu napp gi ñoom jamono yi sonn nañu lool ñoom nag seen jafe-jafe mooy bateau étranger yi nga xamee ni si dañuy wàcc si ba ci seen waax yi di fa nappe boole ceek lépp luñ fa fekk yóbbu ak di yàqati seenu matériel. mbaal buñ fi ser guddi jot bateau yi ñëw tonni ko ba mu set benn mbaal desatul si géej bi
walooru 20 millions ak ñett. ressource halieutique bi ñu am si géej gi tey bu demee ba état bi jël ko jox ko ay chinois yi di ñëw di ko tonni mel ne population moom amatul si réew mi. ñoom nag ñi ngi naqarlu bu baax yàccaaral gi nga xamee ni si am na ci wàllum surveillance gi ñu jàpp ni am na lu ciy lëndëm. fi mu toll nii canaux surveillance bi jërëjëf su leen dara ba ñu defee suñu plan d'action dañu def chaque mois daañu ci def ñetti sortie te benn yoon lañ def sortie boobu ba léegi ñu bloqué ñu ñuy laaj nag bloqué boobu lan moo ko waral. autorité yi nga xam ne ak agents yi ak chef de poste yi fi nekk nga xam ne dañu war a sécuriser code de la pêche bi maanaam ñun loolu mooy suñu problème fii code de la pêche bi kenn garde wu ko fi. nappkatu lompul yi nag mënatuñoo dékku seen i jafe-jafe moo tax nag ñu fëgg seen gémmiñ di yuuxu wallu. suñu maire yaa ngi nii mënuñu liggéey ñun ñoo ngi nii mënatuñu liggéey ñoo ngi taxaw dina kettane jot na ñuy ñaan nag état nañ dimbali. président ñoo ngi lay tàllal loxo ñun waa Lompul da ngay jàppale jeunes yi pour ñu liggéey ñun jeune Lompul xam nga lan lañ la ñaan nga jàppale ñu bateau yi jóge fi ñu liggéey. fii ci Lompul sur Mer lu toll ci 800 gaal ñi ngi fii di dem géej ndaw ñu bëri di ci daan seen doole waaye jamono yi ak bateau étranger yi nga xamee ni si ñoo fiy lëmbe tax na ba ñu ci bëri seen yaakaar mi ngi tàmbali di tas. ginnaaw napp gi mbay mi Sonacos jël na léegi filière anacarde maanaam ndamaraas bi boole ko ci ay yëngu-yëngoom lii di campagne bi ñu amal ngir fexe ba tànn ndamaraas yooyu le mooy tax ba ñu xool yëf yi fan la leen di yóbbu directeur général bu Sonacos moo xamle lu ni mel ginnaaw ba muy amal ab tournée ci bët saalumu réew mi reportage Abdoulaye Diallo ca Kolda. ginnaaw gerte bi Sonacos dafa fas yéene dugg ci campagne yu njaayum ndamaraas muy xibaar bu Modou Diagne Fada di directeur général de la Sonacos xamle ca tournée bi mu amal fii ci bët saalum réew mi. moo tax bi ñu jógee Ziguinchor démb nga xam ne dañu fa demoon ngir foofu tamit testé benn expérience muy dugg gu nga xam ne Sonacos bëgg na ko dugg ci filière anacarde parce que Sonacos c'est la société nationale de commercialisation des oléagineux anacarde oléagineux la zone Ziguinchor zone de production la bëgg nañu. xale yi continuer am liggéey bëgg nañu xale yi bañ a toog bëgg nañu jigéen ñi di am activité yu nga xam ne dañ leen ci fay moo tax ñu ne nañu xool ren nu ñuy tester opération anacarde boobu loolu la ñu def au niveau de Ziguinchor. bu doon xibaar bu ñii di yëngu ci wàllu ndamaraas daal di rafetlu lool. te ñun en tant qu'acteur de la filière anacarde dañu soxla usines yu mel ni Sonacos ñu dugg dans la transformation parce que y a beaucoup de manquants à gagner dans ça et que il faut que ñun. Sénégal nga xamante ne am na yenn réew yi nga xam ñoo mujj dugg ci kaso sax ñoo jiitu Sénégal en termes de transformation donc entrée Sonacos donc dans l'unanimité acteurs yëpp ko rafetlu ñëpp ci yàkkamti pour que Sonacos dem ci vraiment à fond. directeur Sonacos bi daa ñëwoon fii ci Kolda ngir seetu wàllu gerte gi fan la toll ak ndoxu taw bi noonee la fësale mbégteem ci ni campagne yu njaayum gerte gu ren ji doxee ci biir réew mi. bu ñu xaymaa li ñu fi am yëpp nekk na juróom benn fukki junni ak juróom-ñetti junni ak genn wàll ci gerte loolu nag mu nekk lu nga xam ne lu am solo la suñu ko méngalee ak li ñu amoon daaw parce que daaw. amuñu woon lu mat fanweeri junni ren donc bu ñu amee juróom benn fukki junni mën nañu wax ne sant nañu yàlla waaye nag teewul ba léegi li ñu soxla ci gerte dëgg-dëgg amaguñ ko parce que Sonacos war naa mën a am ba 250 000 tonnes war naa mën a am ba 300 000 tonnes te loolu mooy li nga xam ne mooy suñu objectif. ci campagne yu njaayam gerte bi di ñëw Sonacos dina yëngu ci gerte gi ak ci ndamaraas bi fii ci Kolda. secrétaire général bu confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal moom mu nga woon ci Ndar ngir teewee ab congrès bu liggéeykatu grand domaine maanaam tool yu mag yi nekk fii ci réew mi Ibrahima Sarr jiite confédération syndicale boobule nee na ci nu mu gën a gaawee dinañ xaatim convention agricole bi njiitu réew mi dina def lu ni mel loolee dafay tax ba ñuy liggéey ci wàllum tool yi ak lu ni mel ñu gën leen a jox ab gëdd rawatina ci wàllum payoor dañ koy déglu moom Ibrahima Massar di secrétaire général confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ba tax na ren man bi may dem ci président de la République Macky Sall benn revendication laa yóbbu mooy nañu signé convention bi nañu ko waxtaanee signé ko Macky Sall nag tontu na nee na waaw d'accord na président bu nee na waaw ñëpp dañu war a nee na waaw nee na waaw d'accord na nañu discuter convention bi nañu ko signé lu gën a gaaw
pour que liggéeykat yi am barème de salaire yu duun dañu dugg ci gox yi yëpp fu agricole nekk dinañ ko fa wax fexe ba patron yi seen wàllu bopp ñu gaaw nag ñu discuter ko waaye nee nañu fii ci Grand Rome du Sénégal nit ñaa ngi xaar nañu yokk solde yi nañu yokk salaire yi dañu tuuti. booy liggéey ci agriculture am na lu ñu tuddee des produits phytosanitaires am na loo xam ne dañu koy jëfandikoo day yàqal liggéeykat da koy sonal bu amul protection da koy sonal bu loolu passé war nañu aussi defal ay prime de risque parce que boo nekkee ci bërëb nga am ci ay risques yu bari lu ne mun la ci jot war nañu jox prime ndàmpaay boo xam ne dina la dimbali nga mun a ci am courage. ñu jàll ci liggéey bu am solo bi armée bu Sénégal di def fan yi fële ca Casamance daanaka am na ay base rebelle yu bëri maanaam fu fippu yi daan nekk ñu nanguwaat ko ci seeni yoxo mu di liggéey bu am solo ci gis-gisu colonel bu àll traité bi di Adama Diop moom nekkoon responsable ci biir DIRPA di bànqaas bi ñu dénk wàllum jokko ci armée ba nee na soldats yi jox nañ leen ay jumtukaay waaye it tey la ñu gën a taxaw temm ngir fexe ba fippu yu fépp fu ñu tegoon loxo ca Casamance ñu nangu ko ca ñoom. colonel Adama Diop ci jokko bi ak Cheikh Anta Diop say laatiir ca Thiès. li nga xam ni moo xew Casamance actuellement xaw na jaaxal ñu bëri parce que armée ni muy jëlee base yi facilement te du am benn gaañu du am benn lorange loolu li may njëkk a wax mooy nañu delloo njëkkal président Macky Sall bu ñu tegee de côté bépp farfarloo wala lenn. li nga xam ne armée bi moom la egsi léegi président Macky Sall la parce que moom moo jox moyens yi gars yi maanaam oto yi booy xale yi dañuy dugg ci biir du ñu am benn problème. deuxièmement dañu am ay jumtukaay yoo xam ni day saturer les zones ñetteel bi moralu soldats yi dafa jëm ba ci kaw xam nga booy xeex il faut nga am moyen mais il faut nga am moral et actuellement les hommes on le moral. war nañu xam aussi ne réew mi ci boppam war nañoo gën a yeewu ci affaire Casamance parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex naan dañuy jot seen indépendance defewuñu dara lu dul bay yamba dagg ay bois de vin di ko jaay wut ay mine def ko ci ruq yi nga xam ne ruq-ruqaat yi nga xam ne fa lañ nekk. élément essentiel bi aussi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy recommandement bi léegi ci armée bi ñooñu dañoo xam Casamance ruq ak ruq xam. MFDC ni ñuy évoluer xam aussi mbir yi nan lay demee ba moom moo tax duñu juum ci li ñuy def boole ceeg ak jumtukaay yi leen Macky Sall jox waaye daal na rebelle yi xam ne du yàgg mukk laa la wax ba armée sénégalaise bàyyi. El Hadj Mbaye Peex ak Serigne Modou Mbacké Bara Dolly ñoom nee na ñu ngi sant yàlla daanaka dara jotu leen ab accident la ñu def démb ca yoonu Matam ginnaaw ba ñuy ànd ak président Macky Sall ci tournée économique bi muy amal foofu ci bët gànnaaru réew mi nee na nag moom El Hadj Mbaye Peex mi ngi dalal xelu njabootam waaye tamit waa Sénégal gi yëpp dañ koy déglu ci jokko bi ak Chérif Dia. maa ngi sant yàlla julli ci Seydouna Mohamed sangu-sang yi sant Serigne Touba sant Cheikh Abdou Khadir. gërëm waa Sénégal ni ñu ma taxawoo démb ak li Sénégal daj ci man moo tax ma bëgg a waxtaan ak yéen maa ngi sant yàlla maa ngi ci jàmm dara jotuma maa ngi ci kër gii ma président dalaloon ci laa nekk waaye nag may masawu Sénégalais yi ci jóg gi ñu jóg jémb te lii am mbirum yàlla nag yàlla rek ay musle yàlla ku musal nga mucc yàlla nu yàlla doolee musal yàlla rek nu musal kon nag na ñëpp dalal seen xel njaboot geeg bokk yeeg xarit yeeg soppeeg wala yi maa ngi ci jàmm maa ngi gërëm Sénégal yëpp. ñu des foofu ca Matam ak njiitu réew mi teewee tey jile benn conseil des ministres décentralisé foofa ab ndaje buy am ca gouvernance bu Matam lu ni mel amaloon nañ ko fa atum 2013 ci conseil présidentiel bi ñu jagleel suqali Matam démb moom njiitu réew mi nee na gouvernement bi la mu diggee woon ca Matam daanaka da ko ful ñaari yoon ba tax sax quotidien national bi ne lépp lu ñu diggaale woon foofu ci atum 2013 def nañu lu ko raw ak programme mu ñeenti téeméer juróom fukki milliards ci suñuy koppar yu ñu jagleel région bu Matam dinañ ci ànd ak suñu ndaw ya ñu yebal foofule di sa préra ci yeneen jotaayu xibaar ci wàllum politique secrétaire général bu gouvernement bi di Abdou Latif Coulibaly moom la muy woo ay mbokkam mooy ñi mu bokkal parti bi ak coalition bi ñu àndandoo doon benn ci élection yi ñu nam ma amal ci atum 2022 nee na xaajaloo beeg féewaloo bi jariñul dara bépp responsable coalition Benno Bokk Yaakaar
Yaakaar nañu ñëw taxaw takku ci ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall moom Abdou Latif Coulibaly doon jiite benn meeting bu am ca commune bu Saloum Diané Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. woote bi nag ñëpp la ko jagleel muy responsable Benno Bokk Yaakaar yi nekkee ci département bu Foundiougne ak itam yi nekkee ci Sénégal yëpp Abdou Latif Coulibaly nag day sàkku ci ay camarades de parti am ñu teg bépp xiiru ak ŋaayu ci ginnaaw ngir rek concentré wu ba mën a am victoire bu am solo ci élection locale yi di ñëw ci atu 2022. lu fi ne xam ngeen ko lu fi ne xam ngeen ko li fi góorgóorlu xam ngeen ko li fi góorgóorlu xam ngeen ko mairie yombul yore ko yombul waaye affaire bi départ na passé ñun ñëpp nañ ci suubu pour Benno Bokk Yaakaar gagné élection yi xaw ma luy xew déwén xaw ma luy xew ci kanam waaye li gën a wóor mooy nga gànnaayoo mbir yi gagné leen yëpp toog. moom mi nga xam ne nag moom mooy secrétaire général bu gouvernement bi mi ngi woon ci kër Saloum Diané foofu nag ab commune la bu nekkee ci arrondissement bu Toubacouta moom Abdou Latif Coulibaly doon fekkee meeting wu benn responsable politique local bu Benno Bokk Yaakaar Sidi Kanté la tudd te nee na candidat la ci mairie bu kër Saloum Diané. dama ñëw fii bu déggal sama bopp le 23 janvier 2022 déposé ma candidature ñu wote massivement man nag nekkuma fi ñëwuma fii pour nekk maire pour maire taxul mais ñëw fii dama ñëw fii pour doon maire defar commune bi ñaanal ma jot commune bi ñu bokk ko liggéey ñu bokk ko liggéey du man rek maa mën a defar commune bi. yeneen responsable politique Benno Bokk Yaakaar yu bokkee ci département bu Foundiougne ak itam ci région bi ñëwoon nañ teewe meeting bu ni mel ne ñoom ñëpp daañu ko jàppale ci candidature bu ni mel. jërëjëf Aminata Goudiaby xibaaru biti réew dañuy dem fële ca Côte d'Ivoire ak Laurent Gbagbo mi jiite woon réew mi ay jamono ñu ngi ko fay xaar niki suba alxames moom di dellu si ginnaaw fukki at yu mu nekkul woon foofu ca réew ma ak ñetti at ginnaaw ba ko Cour pénale internationale bàyyee toppeetuñu ko dara dina egsi ca Abidjan capitale ba jaaree ko ci benn vol commercial bu 15h45 jotee moom Laurent Gbagbo bu egsee sax dinañ ko yóbbu ca pavillon présidentiel bu aéroport Félix Houphouët-Boigny dina am ay nit yu ñëw di ko teeru ay nit ñenn bokk ci gouvernement bi ak ñeneen ay mbokkam jege ñaaleem wala ñi mu àndal daanaka waxaguñu sax ñen ñooy dem foofule teeru ko ñu ne dina am benn zone bu ñu jagleel ivoiriens yi bu ñu bëggee ñëw foofu nuyu si ki nekkoon njiitu réew mi ay jamono di Laurent Gbagbo. ca France moom dañoo jël dogal ne couvre-feu bi ñu amal 23h dinañ ko dindi dimanche 20 juin Jean Castex di ministre de l'intérieur moom moo joxe xibaar bu ni mel ginnaaw conseil des ministres bi ñu doon amal ñoom bu mujj bi muy couvre-feu bu mujj bi juróom-ñeenti fan ci weeru juin ba léegi ñu ngi koy doxal waaye ca weeru octobre lañ ko njëkkoon a sax nag dugal naam yenn protocole sanitaire yi dinañ wëy ba léegi di wàccoo ak moom ñu jeexale wàllu biti réew ak Proche-Orient foofu aviation Israël bi moom daanaka ni ki mercredi bi dafa dem bombarder ay position Hamas ci bande de Gaza ginnaaw ñoom ci boppam waa Hamas ñu ne dañoo jëlit ay lu ni mel joor leen ko ñoom waa Israël mu di ab fitna bu yeewaat ginnaaw seen guerre bi ñu amaloon ci weeru mai bi ñu génn diggante Israël ak Palestine. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram ak Euro 2021 démb amoon na ay daje yu am solo lu ci mel ni Allemagne France ba France dóor Allemagne benn bal ci dara waaye it Portugal mi dóor Hongrie ñetti bal ci dara match yooyu yëpp ak yi war a am tey jile Euro 2021 dañ ci ànd ak Marcel Farba Maroun. Allemagne ak France ñoo doon daje démb ci guddi foofa ca Allianz Arena muy stadu équipe Bayern Munich daanaka Allemagne yi ñoo ëpp luñ téye bal bi waaye France moo daal di ëppale efficacité joueuru Manchester United bi di Paul Pogba mi nga xam ne match bu rëy la def moo daal di indi action bi kuñ naan Lucas Hernandez moo daal di centré doon jéem a wut Kylian Mbappé waaye défenseuru Allemagne bi di Mats Hummels moo dugal bal bi ci biir camp yi Manuel Neuer. mujjantal bi France moo jël ndam li benn bal ci dara. beneen jongante amoon tamit démb mardi ba ñeenti waxtu jotee ci ngoon Hongrie ak Finlande ak Russie ñooy football bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon Turquie ak Pays de Galles ñooy nar a daje match bu mujj bi tey Italie ak Suisse ñoo koy nar a jouer foofa ca Rome bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee. jërëjëf Marcel Maroun dañuy dalal léegi Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey jile.
jërë ngeen jëf ngan gi président Macky Sall di amal ca Fuuta l'Observateur nee nañu waa Matam duñu ko gaaw fàtte ubbil yéenekaay bi moom njiitu réew mi ma nga ca tournée économique ba muy def ca nord bu Sénégal démb ci talaata ji moom njiitu réew mi teewee na ca Matam ab conseil présidentiel territorialisé bu ñu jagleeloon dëkk ba fa la xam le ne état bi fas na yéene dugal ca diwaanu Matam lu toll ci $200 ak juróom fukk ci ay milliards ci diggante 2021 ak 2025 mu tënku ci li ñu duppee programme régional d'investissement public ca ndaje moom it l'Observateur nee nañu fa la waxee ne li ko tàmbalee ci weeru sulet léegi weer wu deewati chef de village bu nekk ci réew mi danañu la jox ndàmpaay lu toll ci fukki junni Les Échos xëy di sar xolle di ñu wax ne Macky Sall yàq na waa Matam dig na leen ba dig leen ab université ak ab aéroport Vox Populi xëy di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk xamal ñu ne président nee na li état bi naal ngir région bu Matam moo di ab université ab institut supérieur d'enseignement ay tali ca Dandemayo ab centre régional des finances ab hôpital niveau 2 ak ab aéroport wax na it ne danañu taxaw ci xëy ndaw ñi ak financement bu toll ci $9 milliards ak genn wàll taxawal it ñaari junniy emploi ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar ak it lu mat ñaari junniy ndaw ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yu ñu war a former Le Quotidien mel ne ku naan ñu ca local ya la Macky mise locale noonu la ko yéene kay bi bindee ci xëtamu njëkk ba dañuy wax moom it 450 milliards yi président Macky Sall ne moom la ñu fas yéenee joo ca diwaanu Matam ngir suqali ko Soleil national nañu président national wax na démb ne li ñu diggee woon ca Matam keroog ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars 2013 ba ñu fay def ab conseil des ministres décentralisé la ñu fa diggee woon def nañu ba romb ko ne bu doon téeméer la ñu diggee woon ca Matam def nañu fa lu mat ñaari téeméer ndax projet yi ñu fa waxoon ba ñu génnee ca conseil des ministres décentralisé gi lépp mi ngi tolloon ci 126,8 milliards la ñu def ca Matam ci ay projet diggante 2013 ak léegi ëpp na 253 milliards la si ne kay xëy di jàngat ak di xayma yi jag ak yi jagadi ci tournée économique bi njiitu réew mi Macky Sall di amal ca Fuuta ak li ko wër ya ca jag yéene kay bi nee nañu bokk na ci recrutement spécial bu ñeel lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri jeune ak fanweer ak ñaar ya ca jag ba tey yéene kay bi nee nañu bokk na ci li président ne chef de village yi léegi weer wu nekk ku ci nekk ci ñoom dana am fukki junni la tribune mel ne ku naan ñu maa leen di wax ya ca jagadi yi xajamal tournée Macky Sall bi journal bi bind na ne mooy ñaxtu ak xultu yu bari yam ca département bu Matam seen kër famille gëcca ndulumaa ji sax ndawi gox ba dañoo demoon démbu taal ko ñu bari ci ñu doon manifester nee nañu ci Fuuta tampi ca la ñu bokk brassard rouge yi doon jëlaa ñëwee nu nekk lu nekkit la tribune nee nañu yàq nañu ko Macky Sall ndaw di jeunes yi demoon taali ca leen gëcca ndulumaa ji la Sénégal mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk li leen ñulug ba tax ñu def ko Vox Populi jël kàddu gi ne ñu nee nañu président Macky Sall la ñu mere ndax dafa ñëw ba Fuuta tëpp leen ñoom waa ndulumaa ji jaaru fak tànk loolee moo leen mitti moom la ñu mënuta wanaasu ba taxoon démb ñu dem taal kër ga tournée Macky Sall bi le témoin nee nañu bu dee am na lu ko salfaañe mooy brassard rouge yi ñu koy génneel léeg-léeg li tax mu jaxase protocole état bi yéenekaay bi nee nañu moo di moom Macky Sall fu mu jaar gis fa askan wu ñaxtoo ki sagar yu xonq dafay taxaw déglu leen donte sax loolee bokkul ci protocole d'état bi docteur Ousmane Ba dib sociologue di ñu wax ci biir le témoin nañu loolee dafay wane ne li ko askan yu wax moom Macky Sall mi ngi dugg ci boppam Sud Quotidien nañu terewul ba léegi tournée Macky Sall bi bu doon am soow la ñu ne am na yu cey ñuul yi cey ñuul moo di nit ñi ñuy dajale rungu leen yóbbu leen ñuy tàccoo ko yuuxoo ko fecc ak brassard rouge ak nervi yi ñuy gis ci tournée bi Racine Sy mi ñu ne dafa luye woon ay nit Ndakaaru yóbbu leen Podor ngir yokk mbooloom wax joojee Racine Sy weddi na ko fa ñu ko bindoon démb di ci Source A fa la ko xëy weddee dem ci moom Racine Sy bay wat ci bàmmeelu baayam nekk ñu ne mooy jële ay jeunes Ndakaaru yóbbu leen Podor kooke moom Racine Sy xamu ko ci Aadama xamu ko ci Awa mu delluit kitaabu ci alxuraanul karim ne yëf yi ku monte la ab complot la bu ñu ko lalal ngir bëgg a gàkkal ab deram Racine Sy dollil ci waa Source A ne Mamadou Anne mi ñu ne mooy sama recruteur yàlla xam na ne su ma xamoon mooy kan porté naa ko plainte bu yàgg yàlla baax ne kon heure bi réew mi quotidien nee nañu leneen la ñuy wax ci Abdoulaye Mbaye Peex ak Modou Bara Dolly yëral xët mu njëkk journal bi ci tournée président Macky Sall bi la ñu àndoon seenu wata def accident bakkan desu ci waaye jëlee nañu ci ay gaañu-gaañu yu miti rawatina Abdoulaye Mbaye Peex ndax moom nee nañu dafa amee ay gaañu-gaañu ci bopp bi Saliou Samb ci boppam candidat la ca mairie bu Mbour ci élection locale yi déwén yi xibaar bi mi ngi ci Sud Quotidien ubbil yéenekaay bi coordonnateur communal APR bu Mbour directeur général bu Sirna journal bi nee nañu ci méga meeting bu mu doon amal ci diwaanu Mbour ci week-end bi fa la siiwalee candidature am ca mairie bu Mbour jeunes yi dëkk ba ak jigéen yi dëkk ba ñoo ko tànn moom Saliou Samb ngir mu doon maire bu Mbour journal bi gis ne yëf yi tàmbali naa jax ca Mbour ndax Saliou Samb mi siiwal candidature am mooy ñetteelu nit gi sampu ndëndam sampum ndënd ku ko wax xel dem ci lamb maa ngi ca lamb ca ak sunu lamb mi ñu xamal ne fitna ak ñool ak jafe-jafe yeeg xeexoo yi ñuy faral di gis ci face to face yi tax CNG bi jël na ci dogal yi sunu lamb nee nañu bokk na ci léegi promoteur buy organiser ti ab face to face da ngay wuti ay takk der ñu ñëw taxaw
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye lépp li xaw ci biir internet bi ci kanam tuuti lay doon incha allah ak Mamadou Ndiaye Mamadou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay soxna Naata di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi miin nañ ko boo jeexalee ñun équipe lu xew ci biir internet bi ñëw tey on sera très sport ndax gis nga actualité yi nga xamante ni euro bi la. mais miy def buzz ci réseaux sociaux yi surtout tendance bi nga xamante ni léegi joueurs yi moom la ñu jël ci conférence de presse ku ci nekk di teggi boisson yi nga xamante ne d'habitude ay sponsor lañ ci euro bi teggi te du leen arrangé ci kanam dinañ ci def ndaxte Cristiano Ronaldo moom perdloo na xaalis bu bare ñii di waa Coca-Cola. ci kanam tuuti lay doon incha allah ak Mamadou Ndiaye mbokk yi des leen ak télévision Futurs Médias rédaction bi jox leen rendez-vous ci guddi ngir yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.